Salut la mi fas wak underscore gesti lay doon ca ba muy moom ndokkale nag ci korite gi encore une fois nan laa ko mën a tuddee sax dëwanati leen yéen ñëpp ñu dellu si waat nag suñu analyse série maîtresse d'un homme marié comme ni ma leen koy waxee rek tey dafa am naaj bu rëy man je pense que me déplacer wu dem ci naaj bi sax moo gën parce que fii dafa xaw a lëndama donc comme ni ma leen ko annoncé rek si community léegi dama defaat encore beneen rétro beneen intro pour autant pour moi intro mooy lan intro mooy benn vidéo musique bu ndaw xam nga dugal ay musique cabaxal yooyu di wane sa yow sa tàngaay yu yaram balaa rek sa vidéo di commencer bii nag mooy 3e fois may def intro saa bu ma defee intro ñu saboté ko am na bu ngeen fi gis bi nga xam ne benn genre chinoise moo doon wax mais sama doom kenn mayu ma jàmm nee na ma waaye yow bii ban façon intro la donc sa intro bi dafay raglu loolu lañ ma wax ma dindi ko donc bii mooy intro bi nga xamante ne moom laa def ma bëgg na ngeen découvrir ko balaa may dugg vraiment ci biir analyse bi en même temps ma déplacé wu ñëwaat ak yéen dugg nag ci sujet bi intro. When I pull up on a hater, watch a hater fall back. I'm too good with these hands, watch a hater fall flat. If I die, all I know, I'm a motherfucking legend. It's so great for my city, I'm the realest one that's repping. Oh my God, if I die. wër ba mujjee teer si fii ak yéen dugg nag suñu analyse maîtresse d'un homme marié def naa première partie deuxième partie bi ma ñëw nag ci li nga xamante ne maman Anne wala Yacine Anne moom la ma laaj nee na xanaa du ma wax ci diggante du ma wax nag ci Dalanda waaw ak Jalika voilà Dalanda ak Jalika dafa am scène bi nga xamante ne dañ ko def ma yéen a ma gën a xam scène bu neex ba nga xamante ne kenn waxaaleetu ko donc dañ cee rek war a mën a wax donc maman Anne merci bi nga ma ko fàttalee parce que des fois comme ni ma leen wax du ma bind donc dafay am yi nga xam ne damay wax ba ci yàgg fàtte ko donc et si je m'en rends compte ma def ko sinon li ci ëpp dama koy bàyyi mu sedd comme ni ñu koy waxee donc maman Anne merci yow yaa ma fàttali loolu. Donc Dalanda bi nga xamante ne Dalanda mu ngi quitté këram di dem ci Tahirou pour mën ko bett xool lan na nekkee ci këram mu yegg si juste Jalika di génn awujee porte de devant Dalanda duggee porte de derrière mu nekk nag scène bi nga xam ne daf koy joxe daf ñu doon jox li nga xamante ne moom la ñu xamee maîtresse d'un homme marié maanaam foo toll sa fit bi di rës yi di tël yi di dóor di dal doo xam si looy nekk doo nekk ci jàmm nga mel ni ku tiit mel ni ku takkale ko sa sago loolu lañu maîtresse tàmmal donc mu ñu ko jox partie boobu nga xamante ne ñoo ñëpp ngi doon xaar rek Dalanda dugg si ñëw fekk fa donc heureusement ñoom ñaar dajewuñu Tahirou nag daal di muccaat ci loxo Jalika ak Dalanda wante nag comme ni ko olof di waxee rek nee naan kuy naan di làqatu boo mandee di nga feeñ wala boo jengee jayax-jayaxi dinañ la jàpp donc tôt ou tard Tahirou finira par être surpris par être pris la main dans le sac comme niñ koy waxee ndaxte nag Tahirou li mu bëgg sax nag dafay yomb voilà man je vois pas où est le problème donc problème bi peut-être mooy li nga xamante ne Dalanda daf ko ne bu dee dafa takk ñaareel dafay divorcer certes premièrement jéngu woon na pour bàyyi ko mais comme ni ñu koy waxee rek góor moom bu pareegul ci yow day jàppandikoo doom yi comme lay danaan voilà mënuma ko bàyyi sama yaay doom sama doom yi damay bañ a perte famille bi tas patati patatale fekk na yaay ji ca boppam la ñu nopp bàyyi leen yi ngeen di def ñëpp nànd nañ leen da ngeen di bàyyi yi ngeen di def voilà donc loolu la jël comme prétexte comme quoi que ne bu bàyyee Dalanda famille am dafay tas donc doom yi et tout ça voilà et vu la position de Dalanda avocate la donc moom Tahirou il n'est pas si position baaxul donc dafa rek ragalee xel ki nga xamante ne mooy soxnaam di Dalanda te tamit bu ngeen di xool wax na dëgg ndax moo yéeyam Dalanda dafa féroce avocate la bu féroce bi nga xam ne du bàyyi dara jàll
donc foofu xaaroon nañu bu baax ñoom ñaar ñu daal di am nuñ koy waxee sax télescopage voilà ñu loolu la de télescopage la voilà ñu daal di daje foofu mbëkkante dëgg bi feeñ xanaa match bi day mujjee tas ndaxte Dalanda ak Jalika bu ñu dajee moom je sais pas amatul benn vérité bi nga xamante ne amatul benn la nga xamante ne ñoo ngi koy nëbb donc vérité yi day daal di commencer faire surface et puis bu boobaa film bi dootul intéressant je pense que même balaa ñu koy découvrir xam naa ne dina nekk ci fin saison 3 bi parce que mënuñ ko gaaw a découvrir noonu donc sama xalaat bu gàtt loolu la ma jox donc yéen xawma lan ngeen xalaat ne noonu la nar a demee naa leen ci bële passé que ne Mamy li mu waxanteeg ak Tahirou daf ko tëkku donc gis nañ ne Mamy répondrul man dafa mel ne dama nekk di jouer ci biir film bi en fait wax leen rek te yàlla tax rek wax leen dëgg rek ndax damay analyser la nga xam ne ñëwagul ma wax leen ko te chaque fois da ngeen di gis ni noonu lay demee sama gars yi dëgg la wala du dëgg nee leen ma dëgg la ndaxte loolu moo am bàyyi leen ñi ngeen di def bàyyi leen ci ko yu sew yi ngeen di def ku ci mel ne Aji Mor Sow bëgg naa nga commentéral ma Tahirou dafa tëkku Mamy ndax Tahirou dafa ne Mamy dama ragal ne boo fexe ba ñu xam ne Jalika dama ragal ne di nga leen perte ñoom ñaar ñëpp donc moom dafa tëkku Mamy te Mamy gis nañ ne moom waxul dara donc foofu man dama leen waxoon ne vu que moom daf ko tëkku te Mamy tontuwul est-ce que Mamy bon léegi du am sax fit vu que tëkku la parce que dafa am ña nga xam ne dañoo dëgër bopp bul def la ñuy bañ comme sama genre gi bu ñuy xëccoo boo ma nee bàyyil wala boo bàyyiwul ma def la nii man du ma bàyyi ndax tëkku boobu nga ma tëkku laa bëgg a xool ndax yow da nga koy exécuter wala déet donc loolu mooy mettre une personne devant le fait accompli donc Tahirou moom dafa ne Mamy soo ko waxee ba Dalanda xam ne man takk naa Jalika ragal naa ne di nga leen perte ñoom ñaar ñëpp donc daf ko tëkku léegi Mamy tontuwul te man si première partie bi nee naa leen gis nañ ñun ñëpp ne Mamy tontuwul donc est-ce que signifié wul ne Mamy dina dem léegi wax Dalanda que ne sa jëkkër dafa takk Jalika ndax seen xarit la en fin de compte ñoom ñaar ñëpp voilà gis nañ ne bu njëkk bi dafa teyoon buggu ci woon wax buggu ci woon dugg bu njëkk bi dafa teyoon dafa defoon keep yourself donc demul di expliquer Dalanda dara si Jalika te tamit demul si Jalika di ko expliquer dara ci affaire Tahirou ak Dalanda parce que ñaari affaire moo amoon que ne Tahirou dafa fen Jalika ne dafa fase Dalanda Tahirou dafa fen Jalika ne dafa fase Dalanda léegi da koy gëmloo ne dañuy gisante parce que xale yi ñoo tax ba pare mu dem ci Dalanda xamal ko ne moom bàyyi na Jalika ndax Dalanda fi mu yemoon mooy jàppoon na ne jëkkëram da doon doxaan Jalika xamoon na loolu mais ba léegi xamul ne jëkkëram takk na Jalika takk suuf donc dafa am ñaari problème muy côté Jalika ak côté Dalanda donc looloo tax ku nekk ci ñoom ñaar da koy nëbb léegi pour mu mën a nekk ak Dalanda dafa ut këru boppam comme ça bu bëggee gisante Jalika mu gis ko léegi buy gisi Jalika dafay ut prétexte ci jabaram Dalanda ne ko liggéey bi moo ma tëye donc du ma fanaan si kër bi loolu façon de am liberté la pour mën a toog ak Jalika sans pour autant jabaram di ko amerde ak ay woote téléphone ak foo nekk ak ñëwal xeer wala kaay lekk wala kaay añ donc liberté bi nga xamante ne moom la bëgg bu nekkee ak Jalika moom moo tax mu dem uti këru boppam boobu daal di nag féetee ak Dalanda ak këru boppam saa yi bu soxlaa Dalanda la fay dem léegi doom yi da leen di paasante des fois ñu nekk seen yaay des fois mu jël leen di dawal si maaynu Jalika ne moom ak Dalanda nekkatuñ loolu gën na tax tamit mu jël kër donc moom double jeu lay joué donc Jalika xam ne dafa takk Dalanda ba léegi arrangé wu ko mais tamit Dalanda xam ne dafa takk Jalika arrangé wu ko donc Tahirou moom mooy suñu personnage sax tey moom laay jël Tahirou dafa nekk genre góor yooyu dafa exister yéen peut-être ñi nga xam ne sama internet yu bëri nga may suivre ñu may suivre
bañ na ko sa ay tata lañ may wax et tout ça veut dire que ne ay xale lañ ñoo ngi toll ci ay 15 ans 16 ans 17 18 19 20 21 ans ba 22 23 25 affaire yooyu donc ay xale ngeen magee naa leen lu dee 15 ans donc moo tax peut-être amuñu expérience boobu mais li ñuy jouer ci film yi li ñuy jouer ci série yi lu ëpp réalité la ba nga xam ne moo ngi ci suñu société ñu koy dund ba pare vu que ñun société africaine lañu nekk particulièrement sénégalaise nga xam ne lépp lu ñuy wax yëfu religion lañ ciy jiital yëfu suñu maam yu baax yi fi nekkoon suñu aada suñu sëriñ yi suñu nit yu sell yi fi nekk voilà loolu mooy croyance su Sénégal ba tax na dafa am ay affaires yi nga xam ne lu bari tabu lay nekk maanaam Tahirou nu muy dawalee lu existé la ci société bi la genre góor yu bari yu mel ne Tahirou dañoo existé Sénégal ay sénégalais nekk ci biir Sénégal googu nekk ci Dakar googu di am ay ñetti jabar ñeenti jabar sa morom kenn du ci xam moromam ndax dañ leen di nëbb di leen takk suuf di leen gëm noo ne fase na bu dee déjà kii mu takk xam na ne moom amoon na benn jabar mën na ko gëm noo ne fase na ko te fekk fasewu ko ba pare dem takk ko takk suuf wax ko yeneen ay cause yi nga xam ne moo tax mu takk ko takk suuf voilà donc tey jii Tahirou bu ko neexee sax jongle moom maanaam Jalika xamul ne fasewul Dalanda donc fexe na ba takk ko takk suuf parce que daf ko nax bi nga xamante ne da ko ne woon da koy fase takk ko donc Jalika d'accord na pour ñu sëy mais bi mu demee ba mu takk ko si la ko xam ne moom takk suuf lañ ko takk donc bëgguloon reculer léegi kii wam mayatu ko woon mu dellu ginnaaw voilà léegi Dalanda moom xamul ne Jalika takk nañ ko donc li tax ma ne Tahirou bu ko neexee jongler mooy que ne bu ko neexee tey jii mu uti 3e femme takkaat ko takk suuf te Jalika sax du xam ne Tahirou am na 3e femme te balaa mu doon neex nag film bi jëm ak ñun foofu voilà balaa mu doon neex tey jii Tahirou dajewaat ak keneen takkaat ko takk suuf te Jalika du xam ne Tahirou am na takk beneen jabar ndax Tahirou këru boppam la dëkk te genre yooyu dañoo am suñu société existé donc nous les femmes dañoo yeewu ndaxte yàlla may nañu la nga xam ne mayu ko góor jigéen mooy am benn esprit bi nga xamante ne benn intelligence bi nga xam ne on peut faire 1000 choses en même temps si même waxtu bi même seconde bi ñuy def bii may defee vidéo di wax ak yéen ni mën naa en même temps di def leneen te sama xel si lépp lay demandoo maanaam suñu intelligence ni mu sàkkoo ak bosu góor dafa ute yeewu nañ mais dafa am ya nga xam ne dañ koy gis daf ñuy wóor ne nii la yëf yi tëddee mais ñun suñu jëmu bopp dañuy tere suñu intelligence que ne loolu du dëgg dañ ko naan loolu dëgg du dëgg amul mooy que ne dañuy gis ba pare bëgg a gumba tëxlu waaye gis nañu xam nañ nand nañ sax lépp des fois nag dañuy bëgg rek këdd ci di ne loolu mënul nekk loolu amul pourtant en âme et en conscience xam nañ ne bu baax que ne li ñu bañ a nangu ne am na Jalika fi mu nekk nii moom wóor na ma ne sax xam na ne Tahirou da koy fen fasewul Dalanda mais tamit Dalanda ba ci biir xam na ne Tahirou da koy fen mais takk na Jalika mais moom it par peur que mu wax ko après ñu amaat problème donc dafay bañ ci xelam ne Tahirou jëkkëram takk na Jalika daf koy bañ moom moo koy bañ ci xelam mais li koy leer na ko ne am na mais buggu ko nanguwu ko quoi du ko bëgg a nangu donc dañuy xam réalité bi mais dañ ciy bëgg sëgg tëdd ci nelaw ci daal ne du dëgg parce que li ñu bëgg a gëm nañu bëgg a gëm instant boobu voilà donc instant yi Tahirou moom mooy bañ lu ko neex def bu ko neexee jongle bu ko neexee takk ñetteel takkaat ñeenteel di leen jongle ñoom kat ñëpp te kenn si ñoom du sib même ku sib du nangu ne dëgg la voilà instant yi loolu ma leen doon wax pour revenir ci xale yi nga xam ne dama leen di wax ne loolu lu am la donc bu leen gis ne film la donc lu mën a nekk ci biir réalité bi la lu am ci réalité bi la am na ngeen xam ne ñoo ngi koy dund dañ koy sax xam mais dañ koy nëbb sax seeni voilà donc loolu laa leen bëgg a wax que ne Dalanda elle peut même savoir Jalika aussi peut savoir mais fi mu nekk ñoom loolu bugguñu ko xam bugguñu nangu que ne loolu lu am la voilà
dañuy bañ ba tëdd suuf parce que bëgguñu problème bëgguñu sëy bëgguñu divorcer ndax ku ci nekk ci ñoom rek pour moom bu divorcer instant yi defetam la seen ego mayu leen ñu divorcer seen ego mayu leen ñu bàyyi Tahirou Jalika ego moo ko duggati moo ko bàyyi ci sëy bi ndax moom au moins xam na ne dañ ko takk suuf léegi nag li tax ñu takk suuf dañ ko gëmloo ne Jalika dañ ko gëmloo Tahirou da ko gëmloo ne Dalanda dafa nekk moom ndax xale yi voilà loolu la ko gëmloo te da ko gëmloo ne moom bëggatul Dalanda pour vous montrer nan la góor mën naa fekkee ak nan la mën a dawalee ya nga xamante ne sax da koy wax te gëmu ko voilà donc loolu lu am ci société la genre Tahirou yi bari na ci société bi. seen xel yeen xale yi ngeen xam ne tey yéen ngi toll ci am ay copains voilà donc da ngeen di gis góor yi nga xam ne dañuy am ay copines ba pare nag amaat yeneen copine téeméeri copine di la gëmloo ne yow kese la ñu am yow kese la ñu bëgg fekk nañ lay naxee ëpp na voilà donc tey loolu laa leen indil ci seen analyse foog naa ne fàttewuma dara li nga xam ne c'était important voilà ci épisode bi ñu génn voilà ci 8 bi ni mu demee gis nañ ko parce que seetaan nañ bande annonce bi donc ça veut dire que ne en fin de compte li ma doon xalaat est-ce que mami tey jii du jéngu ba dem ci Dalanda wax ko ne ko nag dama la bëgg xamal ne sa jëkkër dafa takk Jalika maa ngi ko doon ragal xam nga wax naa leen est-ce que comme vu que Tahirou dafa tëkku mami est-ce que mami léegi sax du ne maa tay sax maa ngi dem wax leen ko voilà loolu la mami def ndax gis nañ ne mami dem na ci Dalanda wax na ko li mu koy wax indi na Dalanda ba si Jalika léegi nee na Jalika fait face à la vérité donc waxal li nga xamante ne moom moo am donc tey jii on s'attend à ce que film bi toj donc tey jii u xeex lay doon wala dañ koy def comme avant nga xamante ne Dalanda dafa dawal dafa raisonner en femme mature voilà bu am classe maanaam dékku lépp wax ak Jalika ci dëgg ci fulla sans ñu nekk fa di xeex di xuloo voilà loolu la ko dawalee woon je veux voir bii baa nag ndax Jalika da ko naan dëgg la sa Tahirou daf ma takk après mu dóor ko mbéj voilà parce que au fait tey jii Dalanda bu ñëwee taxaw ak Jalika dina gis ne Dalanda dafa ëmb bon nan la ko jëkkëram mën a gëmloo ne ñoom ñaar sëyatuñu ba pare Dalanda di ëmb léegi tey dëgg bi foog mu feeñ sax à la fin ne foog ñoom tey jii xaw ma nuñ ci mën a génnee foofu nag laay xaar ndaxte buñ ci génnee tey jii rek nga xam ne nag fi ñuy yóbbu ci série bi nar naa neex te nar naa metti te nar naa yàgg te nar naa dagal ndaxte nag parce que bu dee vérité bi tey moom dafa dévoilé wu xaw ma nag après seen bos ndax dina amati sens seen scénario ñoom ñaar Jalika Tahirou ak Dalanda ndaxte nag film instant yi si ñoom ñooñu la posé wu si ñoom ñooñu la gën a neexee que sax côté Lalla ak Cheikh mami ba tey avancé wuñu on sait qu'elle est enceinte que ne moo ngi tëye ëmb bi yàqu ko mais après voilà son mec on le voit plus xamuñu si li mu nekk kenn waxatul dara ci mec bi bàyyante nañ ba benn mais lan la nekk di def exactement kenn woneetu ko je pense que moom it temps moom jeex na ci biir série bi voilà bu loolu weesee Racky peut-être tey war nañ ko mën a gis Racky ak Moustapha parce que gëj nañu génn te normalement war na toll ci terme lan na lay mujjee dafay dem hôpital wala ci biir kër gi lay accoucher déggoon nañ leen ndax ndaw si leen héberger dégg na Racky wax rey ba mu tiit sànni casserole ba xaw ma nag yaa ngi koy fàttaliku ou pas léegi nag nan la ñuy mujjee ak ndaw si day dem woo coy yi ñu ñëw jël leen tout court wala daf leen di ne dégg na lépp mais dina leen ko nëbbal dina leen protéger est-ce que ñoom dañuy continuer ci daw bi làqatu bi buñ koy def ba kañ lay doon il est temps ñu jàpp leen nag voilà wiiri jaari ndaari voilà tey nag loolu laa leen indil foog naa ne affaire bi guddul ma ciy profité nag di wax ne dama def benn vidéo ñaari vidéo dugal ko partie communauté réserver ko ñi nga xam ne ñoo may seetaan kese bañ ko def mu public parce que au fait benn communication la bu ma leen jox
voilà li ma doon expliquer mooy comme dama mot 10K 10K mooy 10 000 abonnés maa ngi sax ci 14 000 abonnés bientôt 15 000 donc YouTube da lay jox benn opportunité bi nga xam ne da ngay jaay ay badge yi lan lay doon donc benn genre carte la mais lépp c'est électronique hein. Du question dañ leen koy yónnee ngeen téye ko wala leen na donc badge yooyu dafay permettre ngeen am ay émoticône ngeen am ay emoji comme ni ngeen koy waxee ñeneen ñi di ko wax ay stickers ah voilà mooy comme par exemple si biir message WhatsApp yi rek stickers ay reetaan ay kii mais yu ñu façonné la badge yi nag dafay am photo yi nga xam ne ou sama photo icône la man wala yéen bu ngeen di commentaire day am seen photo ci seen wetu tur bi nga xam ne ñëpp dañ koy ràññee voilà loolu mooy badge yi donc badge yi moo ngi jar 3,99 stickers yi moo ngi 0,99 léegi leneen li ma doon wax pour publicité yi ku bëgg ma defal ko publicité dafay fay 25 euros la 24,99 voilà motul sax 30 euros donc loolu YouTube moo ñu koy imposer bu ku neex na nga activer ko sa chaîne ku mu neex tamit nga bañ ko dindi mais je pense que ne yéen waa Sénégal du ngeen gis bouton rejoindre boobu pour mën a jënd affaire bi parce que tout court YouTube du fépp la yenn option moom yi di fonctionner ça dépend ci pays yi donc am na lu ma xool pays yi Europe fii la daal comme boo nekkee Italie France ay Angleterre États-Unis affaire yooyu mais boolewu ci pays Afrique yi donc je pense que Yacine Anne maman Anne loolu moo taxoon yow mënoo woon xam lan laa la nekk di expliquer donc vu que man sama audience ñi may seetaan je pense que ñi ëpp Sénégal lañu nekk am nag ñi nekk ailleurs dans l'Afrique ay Gambie Bénin ay Mali et tout am na ñu nekk ay France Espagne Italie fii nii wala États-Unis am naa fu nekk daal ñu may seetaan de toute façon mais ñi ci ëpp ñëpp Sénégal lañu basé donc daa ngi xool bu dee option bi vraiment amul Sénégal man dama koy déshabiliter dama koy dindi voilà donc ñu xaar bon ba ñu defal ma merchandising donc merchandising mooy ba nga xamante ne dañ lay defal ay bagages maanaam yëre yi di ngeen dugg des fois xaw ma tamit ndax boobu option dina am pour ñi nga xam ne Afrique la ñu nekk voilà bu ngeen duggee ci site bi da ngeen di gis ay kaas yi nga xam ne turu Swag Yes lañ ci bind ay pull wala ay eau yu rafet ñu bind marque chaîne bi di ko jaay nag defal leen ci prix bi voilà léegi xaw ma nag ndax boobu existé na Sénégal wala existé wul donc bu dee existé na mën ngeen ko di ngeen ci mën a jënd bu dee existé wul ñi nekk ci Europe ak Amérique ñoo ciy mën a jënd voilà donc je pense que neex na leen ma leen di wax à l'occasion tamit comme ni ma leen ko waxee sànq rek dama def benn intro pour musique la loolu youtubeur yëpp a koy def pour balaa ñuy commencer seen vidéo ak benn outro mooy xam ne fin bi vidéo bi musique bi moo koy tëj comme benn film buy commencer rek wala émission buy commencer ak musique am noonu la fa tëddee donc wax leen ma seen xalaat ci sama intro bi ak outro bi du ma def lu dul remercier leen di leen na tamit analyse yi may def lan ngeen gis ma def benn couverture bi nga xam ne sama bos spécial la du nuroo sax ak bu Marodi mais dinaa bind ci titre yi ne analyse maîtresse d'un homme marié moo leen di gënal wala nii mu mel nii tamit ma bàyyi leen ko noonu rek de toute façon xam ngeen ne analyse laay def voilà donc ma leen di remercier di leen jox dig daje ci beneen analyse di leen nekk bisous je vous aime bien maa ngi xaar xam naa d'ici juin wala juillet wala août incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee dinaa organiser waat benn jeu concours pour nag ñi nga xam ne ñoo bees te amaguñu benn loo bokkaguñu ci benn jeu ngeen mën see gis seen bopp bokk ci yéen tamit ma leen di remercier di leen jox di daje ci beneen jour incha allah bisous la mi fa